مدح النبي المنتقى زاد إلى بيت إله الناس واهب الإله مدح النبي المنتقى زاد إلى بيت إله الناس واهب الإله حب النبي للإله سورا زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله مسلما بدل لنا غلاه محمد فرد يفوق تسميا وفاق جمعا والهدايا مغنيا درجة المختار بالمرسلين باعتلاء درجات ci turam ak ci santam di wax rek ne li ñu dajale tey fii ci salle bu tedd bi ci Daaru Xuddoos moom lañ war a tàmbali mu di ñu koy waxee ci nasaraan deuxième édition porte ouverte bu maison de l'outil bu Touba ñi ngi dalal di tatagal ki nga xamante ni mooy directeur général de l'ANAMO muy monsieur Maodo Malick Mbaye di nuyu monsieur l'adjoint au préfet de Touba monsieur Ibrahima Sall di nuyu monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké monsieur Bassirou Kassé di nuyu l'honorable député Abdoulahad Seck Sadaga di nuyu la forte délégation conduite du président Moustapha Cissé Lo conduite par monsieur Bassirou Diagne chargé de mission à la primature responsable politique APR monsieur Morlo conseiller municipal monsieur Moustapha Sylla conseiller municipal madame Ngaye Diop responsable politique soxna Ndeye Lo Dieng responsable politique APR soxna Daba Gueye responsable politique Serigne Manta Diakhoumpa responsable politique Serigne Modou Habib Samb responsable politique Bassirou Ñom responsable politique Serigne Galas Diop Serigne Fallou Thiam Serigne Ahmed Dieng ak Momi Diakhaté di responsable politique bala ñu tàmbali discours yi monsieur le directeur général depuis bi mu ñëwee ci li nga xamante ni mooy boppu agence boobu ñetti maison rek moo amoon ci Sénégal bañ ko nommé mu daal di soobu ci liggéey bi te toll nañ fi ñu toll nii ci fukki maison yoo xamante ni moom la Sénégal am kon yokkute am na kon nag dañuy daal di ki nga xam ne mooy monsieur Ndiambé Ndiaye au nom de monsieur le maire de Touba monsieur Abdoulahad Ka qui est aussi un des parrains de cette activité au même titre que le président Cissé Lo et soxna Mame Khary Mbacké Mourtala aussi une marraine au même titre que soxna Mame Bousso Mbacké Abdoul Aziz Bara. asalaamualeykum mbokk yi fi teew ci turu Serigne Abdoulahad Ka maire de la commune de Touba mi nga xam ne moo amoon yéene ñëwal boppam teewe ndaje mi ci am gàllankoor def na ab délégation bu ñëw teewal ko fii ma ànd ko ku ñuy wax sëñ Elimane Gaye war naa ànd ak sëñ Alla Ñang xam naa sëñ Mor Lo moom daa ami casquette waaye moom it ci délégation bi la bokk kon ñu ñëw teewal ko fi ngir daje bu am solo bii nga xam ne bii initié nañ ko kon nag ñu ngi nuyu autorités yi fi teew yépp di nuyu d'abord le représentant de l'État muy le sous-préfet monsieur Sall
di nuyu directeur général di ko masawu ci coono bi ak représentant association yi fi nekk yépp moo xam muy soxna yi ak ñeneen ñu mën a doon ci nekk ay acteurs de développement di beral nag ab nuyoo soxna Maam Boussa Mbacké sëñ Abdou Aziz Bara ñi ngi leen di xam ne daje bi amal nañ ko ñun solo ndax am réew bala muy mën a dem ci kanam dañ koy saytu ci saytu mi ngi tàmbalee ci formation ak njàng kon su fekkee ne tey dañoo nekk ci volet formation bi nga xam ne nii maison de l'outil bi ñu ko fi indee gis nañ jéego yum tàmbalee dox gis nañ impact bi nga xam ne am na ko ci biir population commune bi kon dafay mel ni lii faaw ñu am ci mbégte mu rëy 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 di sant nag bu baax ñi nga xam ne nii fi mu ne ñoo koy saytu gis nañ ne madame Fall ak équipe bi mu àndal ñu jàmbaare lañ xam nañ ci dara ndax am na fu ñu féete woon doon fa defe liggéey bi ñu demee ba mu am gàllankoor lu ne def na ko taxawaay bu ne def na ko ci ba tey jii commune bi toppatool ko fee nga xam ne moom la féete nga xam ne lu mu gàtt at mi daanañ ci def ñun plus de 5 millions wan leen ne kon commune bi mi ngi ànd ak maison de l'outil mi ngi jàpp ci liggéey bi ci mi ngi ciy def dooleem loolu nag volonté conseil bi yépp la ndaxte loolu seen devoir la dañ ko war a def kon nag journée bii ngeen xam ne nii def ngeen ko fi sant nañ ci bu baax a baax ñi ngi koy ànd ak yéen di dalal ñëpp di la doolee sant monsieur le directeur général ci lay wax ne la na nga ñu santal état bi ne gis nañ li muy def ci wàllu liggéey bi jërë ngeen jëf wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi di sante yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa ba wér di ñaanal Sëriñ Sidil Moxtaar yàlla na ko fa yàlla yàggal te mu wér lool ak mboolem jabar ko Sëriñ Tuubaa gi yépp di dalal gan ñi ne naan dal leen jàmm ci turu réseau femme développement de Touba njiit la di soxna Bousom Sëriñ Abdou Aziz ñoo ngi nuyu leen dal leen nag jàmm ñoo ngi nuyu bu baax nag madame Fall di ko sant di ko gërëm ndaxte madame Fall dañ ko indi Touba muy xale bu yaru bu ami teggin bu bëgg liggéeyam te ñun ñi nga xam ne ñooy femme réseau femme développement Touba mu ànd ak ñun ci liggéey bi muy liggéey umpale wuñ ci moom dara lépp lu mu dugg wala lu muy def ñu ngi koy gis ñu ngi ànd ak moom di ci liggéey ñuy kontaan bu baax ci lëkkaloo gi ñu lëkkaloo ñoo moom muy ñu jàppale ci xale yi di leen former di leen jàppale te ñun ku ñu jàppale ci xale yi jàppale ci mbooloo mi dana lan la gërëm ndaxte dañuy réseau boo xam ne dafa yaatu ndax 300 groupement ñu ngi ci biir réseau bi ay xale nekk ay mag nekk ci kon ñun li ñu soxla mooy ku ñu jàppale te man lim ci man mi ngi koy def ci xale yi kilifa gi yow it ñu ngi lay sant di la gërëm waaye nag ñu ngi lay jox wax suñu bopp te la xamal ne ñun réseau bu yaatu lañu ci ñëpp ay jigéen lañu 300 groupement du caaxaan li ñu soxla it bari na lool ndaxte soxla nañu ay formation soxla nañu loo xam ne nii ay matériel yoo xam ne nii ci réseau bi la jëm si te it ñu gannaaw buñ ci yaakaaree yàlla ñu ngi ci taalal sunuy loxo di ko taalal it képp koo xam ne nii mën nga cee jàpp ndaxte jubluwuñ ci lu liggéey ak jaamu yàlla dajale mbooloo mu toll noonu ñu ànd di liggéey kon nag ku xam ne nii war nga cee mën a jàpp rek dina la ko wax sant nañ bu baax di leen ñaanal di jël cant gi madame ko ci mujjee sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko bëgg nañ leen nag ngeen jàppale ko bu baax ndax nit ku baax la nit ku bëgg liggéeyam la nit ku respecté nit la kon nag ku mel noonu boo ko amee fii waa Touba amuñu lu di ko sant di ko gërëm di ko ñaan ndax li mu nekk nii ku ci war a bokk rek booleel na la ci yaatal na ay bunta ubbil na ñëpp képp ku ñëw mu jox la respect jox la yar ak joxi teggin kon nag ñoo ngi koy ñaanal
suñu borom jàppale ñu jàppale ko jàppale mbooloo mu jëlee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. maison de l'outil bi nekk fii ci Touba filière yu am solo yoo xamante ni ci la gone di tàggatu ñu ràññee ci froid climatisation ràññee ci couture ràññee ci infographie ak montage vidéo ràññee ci informatique ak li nga xam ne mooy sérigraphie mu nekk ay filières yu am solo yoo xamante ni xale yi ñu ngi ciy tàggatu te am na ci ñi jot a génn danañ jot seen lijaasa bu ci kanamee am na ay maison de l'outil yoo xamante ni invité nañ leen ci activité bi bu ci demee ni bu Géejawaay bu Caaroy bu Mbuur bu Diofior bu Gossas bu Ceneba bu Saint-Louis ak bu Mékhé di sant nag di gërëm bu baax le parrain Abdou Lahad Ka monsieur le maire Abdou Lahad Ka ñu ngi koy sant bu baax gis nañ taxawaayam ci jàppale lii di éducation ak formation ak mboolem activité de développement mu ciy dugal loxoom. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di leen jéggulu di leen balwaax monsieur le directeur ñu ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ñu jéggal ma ci lim bi mais ma mënuma ñàkk bañ a tudd soxna maam bu sa Mbàkke wilaaya ak ñi moo àndal di nuyu madame Fall. monsieur le directeur ñu ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne direction bii nga xam ne mooy animaux nekk Touba ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ parce que ñun ñu ngi liggéeyandoo ak ñoom di former ñu leen di jox ay xale ñu leen di former comme niñ koy defee ak soxna maam bu sa wilaaya parce que dañ koy jox ay jigéen chaque jour mu di ko former mais lii nag dafa fekk muy lu dëkk bi soxla parce que dëkk bi bu ñu fàtte ne président de la république yitteem ji nga xam ne moom la am ci Touba ñëpp xam nañ ko parce que gis nañ ne chantier yi nga xam ne moo gën a rëy ci ay projet am Touba lu ko indi muy autoroute Ila Touba ñu ngi lay yóbbante ak cant ci président de la république di la xamal ne Touba sant nañ ko gërëm ko ndax lu tax ñu sant ko mooy ñoo gis ne defal na Serigne Touba loo xam ne yombatul ab taalibe defal ko ko may xamal mbooloo mi da ngay sama xarit bu yàgg moo tax mënuma ñàkk ba ñëw pour teew di sant madame Fall di sant xale yi nag parce que gis nañ seen taxawaay ak seenu jàmbaarte ci dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam. ANAMO ndax buñ ko sampee fekk ñii ñuy wax ca bopp rek laay wax soxna Mame Bousso Wala ak ñi ma àndal soxna Asugay Mbàkke soxna Mame Mbàkke ak ñeneen ñoo xam ne dañuy yëngu ci lépp luy doxal secteur artisanat kanam ñu ci jàmbaar ñu ci royteef kon bu ñu dikkee sampe ANAMO mu war di suqali di encadré artisan yi fi nekk di fa jàng métier di leen encadré ak fexe ba bu ñu génnee ñu fexe lu ñu leen di si li jàppale ñu insérer leen muy insertion. awuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyil barki Cheikhul Khadim barki Maam Mor Jaara barki Sëñ Bamba barki Sëñ Bamba barki Sëñ Bamba barki Maam Cheikh Ibrahima Fall. asalaamaaleykum encore une fois maa ngi nuyu ñëpp. en principe sax waruma woon wax parce que samay kilifa dañu fi toog mais pour deux raisons aussi tey dama am contentement bu rëy parce que sama directeur général daf ma honoré déplacé wu jóge ba Ndakaaru ak xat-xat bi dama jësee en âme et conscience que xat na amul jot ak yu demee noonu malgré tout jéem na def ba kéemtulaay kàttanam ba ñëw fii Touba bokk bis bi ak man kon du ma def lu dul remercier ko directeur général maa ngi lay remercier bu baax parce que teewaay bi rafet na te maa ngi la si ñaanal jéego yi nga jéego ñëw ba Touba yàlla la sëñ bu mag bi fay te xam naa ni tawfeex rek nga ciy am. di nuyu délégation bi toog di commencer par monsieur le maire Baye Ndiambé sama papa sama xarit sama confident
parce que tey lu ma jàqee lu ma am problème ci sama gestion interne du ma hésiter benn ñëw gis la te bu ma ñëwee conseil bu baax nga ma ci jox. di nuyu aussi monsieur l'adjoint du sous-préfet monsieur Sall moom idem même chose même chose monsieur Kassé daanaka sama famille ñoo fi regroupé kon damay am contentement bu baax di leen recevoir di leen dalal ngeen dal ak jàmm. Monsieur le président de la chambre de commerce ñu ngi fi aussi monsieur Thiam ñu ngi lay remercier ci taxawaay bi fàttewuñu délégation Cissé Lo l'honorable député Cissé Lo aussi ñëw na ak Sadaga monsieur le député Sadaga aussi ñëw na honoré ñu ci présence am ak réseau des femmes de Touba réseau des femmes bi aussi ñu ngi fi sama bàjjen yi parce que ñoom léeg-léeg damay ñàkk teggin lool ba damay fàtte sax taalibe gi ma doon ak ñoom sëriñ si ñu nekk waaw ndax léeg-léeg bu ñu nekkee ci liggéey sax man damay fàtte ni man damaa war a àggu suuf waaye Mbàkke Bale maa ngi ciy jéggalu bu wér ngeen jéggal mu ko xam ne liggéey bi la ak doon gone moo tax waaw di aussi nuyu madame Sey Dieynaba Sambou madame Sey ñu ngi lay jaajëfal parce que maison de Touba depuis novembre 2011 accompagné nga ñu sonnoo si benn yoon tàyyiwoo si en pleine nuit dama lay yee da ngay jóg da ngay déplacé wu si sa ay conseil si sa ay disponibilité même déjà sa équipe sax da nga koy mettre à ma disposition maa ngi lay ñaanal bu baax di la gën a ñaax aussi nga gën ñoo jàppale parce que xam naa ni man ma lay am sama wet dina ma gën a motiver de toute façon daal képp ku fi toog madame Fall kontaan na sa présence su ma limee dem sant naa ñëpp remercier naa ñëpp surtout délégation aussi encore une fois bu jógee Dakar ñëw ba fii ànd ak directeur général ñëpp maa ngi leen di remercier fàttewuma kenn su ma limee damay jëm mais deewoo remerciement ñu ngi lay jaajëfal bu baax c'est toute l'équipe de la maison de l'outil parce que tey peut-être yow yaay suñu buntu si élagement de Malick Mbaye peut-être moom kilifa la léeg-léeg duñu accéder si moom di ko wax yéen yi ak suñuy jafe-jafe ak yooyu noonu mais heure bu ñu la woowee dañu déglu heure bu ñu la waxee lii la ñu bëgg dañ ci def sa kéemtalaay kattan mais tey moom c'est un jour spécial parce que damay jox sama njaboot laay jox seen ay lijaasa su ma nee samay njaboot sama rakka ngi si samay xarita ngi si samay moroom a ngi si parce que maison de l'outil ñun suñu force mooy ñun on est une famille tey madame Fall doo ko sax sentir doo sax xam kan mooy madame Fall parce que tellement ñëpp dañu responsabiliser à commencer par góor gi saw ba ci ki gën a ndaw madame Fall sant na ñëpp équipe bi ñëpp maa ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla defal leen tawfeex ku nekk yaa xam lu bëgg sa xol yàlla na ko Cheikhul Khadim defal élèves yi nag maa ngi leen di soññaat encore une fois parce que jàng metti na mais jàng ba jot sa diplôme warul nekk raison nga loolu dala war a gën a motiver nga gën a avancer ci kanam parce que y a trop de choses yu nekk suñu kanam trop de belles surprises yu nekk suñu kanam mais boo tëddee rek doo ci génn da ngay dem nga gëstu nga gën a def ay performance pour sa diplôme nga gën koo mën a valoriser conseil boobu laa leen di jox di leen ñaanal diplôme bi mu jig leen liggéey topp ci ak yu demee noonu xam naa dinaa bàyyi ñi si topp peut-être préfet ak yu demee noonu wala peut-être moom xëy na dina gën a approfondir mais man maa ngi sant ñëpp di remercier ñëpp Mor Lo maa ngi koy waxaat 3 fois ba ñu le maire boolee ba tey Mor Lo tàyyiwu Mor Lo maanaam dama ko dem ba yàpp ko sax waaw sëñ Mor ci loo ne Mor Lo lii de laa bëgg te tellement dama koy embêté ba dina ko lijjanti Mor Lo dañ lay bàyyi Cheikhul Khadim ñaa xam li nga bëgg waaye Mor Lo daal madame Fall xorom sedd na équipe bu maison de l'outil yëpp seen xol sedd na si yow nga waxal ñu aussi ki nga fi représenté mooy Cissé Lo que ñu ngi koy jaajëfal sa dàgg yaa xam li nga bëgg si politique yaa na ko sëñ bu mag bi dimbali defal la ko parce que yow tu es un frère damay soxla sax sa oto da nga koy mettre à ma disposition kon amul lu di la jaajëfal di la sant nañ ñëpp daal sant nañ ñëpp madame Fall kontaan na bu baax a baax sant naa ñëpp tawfeex ak tey si ak Cheikh Khadim. Merci Madame Fall, Madame la coordinatrice ci kàddu yu rafet yooyu
géer ñaangi la ilaha illallah ya rasulullah Mustafa la wa ilaha asalaamaaleykum mbooloo mi monsieur le préfet, monsieur le directeur général de l'ANAMO, honorable député Sadaga Seck, monsieur le représentant du maire de Touba, monsieur le représentant de l'honorable député Moustapha Cissé Lo, mesdames, messieurs, ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant ñi fi teew ñëpp bàyyiwuñu kenn dañuy sant sunu borom mi nga xamante ni moo ñu may ñu teewe ndaje mu mel nii ndaje moo xamante li ko ëmb yépp mooy jàng ak njàngale fépp fu ma dem nag ci Touba li may njëkk wax mooy damay présenter li ñuy wax la situation scolaire du département de Mbacké. li ñu jàpp mooy région de Diourbel bokk na ci juróomi région yi nga xamante ni nee nañ ci wàllum jàngum école ñoo ci gën a tardé région de Diourbel loolu nag lu ko waral li ko waral mooy TBS national maanaam ñi nga xamante ne dañuy dugg ci biir école bi boo jëloon téeméeri ndongo bu fekkee ne département Mbacké bii ñu nekk la nee na ñeent fukk yi dong ñeent fukk yi ñooy dugg école ci biir école yi loolu mooy TBS suñu TBS dafa tuuti par rapport ak TBS national parce que TBS national egg na presque ci 90%. Donc li ñu mën a wax foofu mooy ci wàllum TBS ñun département bi war nañ cee mën a góorgóorlu loolu nag bu amee dafay wane ni am na 60% yoo xamante ni nekkuñu ci biir école yi parce que dama bëgg a indi importance bi nekk ci formation professionnelle ci biir Touba ndax am na ay xale yoo xamante ni nekkuñu ci daara yi nekkuñu ci école élémentaire yi nekkuñu ci centre de formation yi te xale yooyu aussi dañoo am obligation ñu am lu ñu jàng te xale yooyu dañoo bari moo tax centre de formation yi nekk ci biir dëkk bi muy bi nekk Touba mu ñu tuddee ko CFP bu Touba muy bi nekk Mbacké ak bi nekk Taïf ak CDFP bi nekk Mbacké ak maison de l'outil ñu ngi jouer rôle bu am solo ci biir dëkk bi ndax xale yi nga xamante ni raté nañ seen cursus scolaire
am na foo xamante ni mën lañ leen fa récupérer waat pour ñu mën a jàng ndax jàng nag dafa am solo li tax mu am solo parce que bu ñu nee jàng aussi daara yi ñu ngi ci ku dugg ci daara dugg nga ci structure bu baax ku dugg ci école dugg nga ci structure bu baax ku dugg aussi ci centre de formation professionnelle wala nga dugg ci maison de l'outil aussi mën nañ ne vraiment foofu aussi mën nga faa réussir parce que li tax centre de formation yi am solo mooy mën ngaa jàng université am sa maîtrise bu ñu ne la loo mën a def da ngaa mënumaa def dara formation professionnelle yi ak école yi da ngay jàng ba université te boo fa génnee il faut nga dugaat ci une formation professionnalisante pour mën a def dara mën a am métier. centre de formation yii muy ANAMO muy centre de formation bi Touba muy bu nekk Mbacké muy CDFP muy bu nekk Taïf foo ci dugg boo génnee di nga mën a def dara di nga am métier te loolu lu am solo la loolu dafa am solo te wax dëgg yàlla centre de formation yi biir Mbacké mi ngi bouger mi ngi yëngatu et su fekkee nag mi ngi yëngatu am na ku koy yëngal dañoo am inspection benn point focal mu tudd monsieur Ndoye man dama koy tuddee sax Ndoye formation professionnelle moom laa bind ci sama portable tellement dafa bëgg formation professionnelle démb maa ngi ko woo ay minuit mu ne maa ngi taxaw ak madame Fall ñibbeeguma balaa maa dem il faut que affaire bi mat il faut que mu organiser lépp loolu dama bëgg vraiment ñu tàcc ko ci loolu vraiment boo demee centre de formation bu Touba mi ngi dox wax dëgg yàlla ak madame Sey mi ngi dox centre de formation bu Mbacké ñaaña géré ko ma ngay dox bu CDFP bu Fall même chose bi nekk Taïf aussi même chose donc dafa mel ni centre de formation yi ñu ngi yëngatu ci biir Touba ak Mbacké te loolu nag bu amee dañuy war a jàpp ñun ñëpp dañ ci war a jàpp maison de l'outil nag comme ñoom ñoo aye tey dama faa dem le 22 bi passé ànd ak benn inspecteur ak monsieur Ndoye ma leen doon wax ñu def fa une visite de courtoisie waaye franchement bi ñu jàkkaarloog directrice bi ba mu wax suñu xol dafa sedd dafa suñu yaram aussi dafa daw li tax mu daw mooy soxna si ko géré muy madame Fall ñëpp xam nañ ne jàmbaar la ñëpp xam nañ ne vraiment jàmbaar la elle parle de la formation professionnelle avec le cœur xol bi la koy waxee au départ métti woon na trop ba ñëpp daw elle est restée moom ak benn adjoint depuis presque lu bari ma nga fa toog parce que bu fa toogee xam na ne dina baax te wax dëgg yàlla jàmbaar la boo toogee ak moom di waxtaan ak moom centre de formation professionnelle maison de l'outil da ngay xam ne kii bëgg na li muy def te loolu moo am solo ci àdduna bëgg li ngay def gëm ko dina métti au départ mais day ñëw te boo xoolee ñii ñëpp ñëw fii autorités yi yëpp ñëw fii ñëwuñu fi muri neen c'est parce que dañoo xam sa njàmbarte te c'est important te loolu pour loolu vraiment ma ciy remercier vraiment le directeur de l'ANAMO ci déplacement bi franchement monsieur le directeur merci vous nous avez honoré da nga maa gën a jàppale parce que dama ne woon maison de l'outil dama koy jàppale mais dinaa ko gën a jàppale davantage parce que gis naa le responsable derrière moi rendre nañ ko visite nag wax dëgg yàlla jafe-jafe yi nag bari na maison de l'outil jafe-jafe yi xaw naa bari waaye nag tout début est difficile
Et la valeur d'un individu se mesure à l'aune de sa capacité de surmonter les obstacles. maanaam nit ñi ngi koy xam dëgg su fekkee ay difficulté am na nga toog gérer ko tëb difficulté yi résoudre affaire bi ba pare nag toog xéewal mën la faa fekk. waaye nag mënoo commencer rek mu baax il faut nga am ay jafe-jafe mais ni mu toogee nii di respecter affaire yi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool. matériel soxla nañ ko matériel parce que bu ñu nee maison de l'outil la ñu wax dafa war a bëri ay bagages xale yi dañoo war a am ay jumtukaay yoo xamante ni ci la ñuy def ay expérimentation te loolu fekk nañ fa ay bagages waaye bu ñu mënoon a yokk dana baax monsieur le directeur bu ñu mënoon a yokk outils yi ci biir maison de l'outil bi day gën a dox. beneen bi aussi bu ñu leen di indil ay bagages na fekk bagages yi adapté wu ak milieu bi ñu nekk na fekk bagages yi adapté wu ak milieu bi ñu nekk loolu aussi ay doléances la yoo xam ne man maa koy yegge. beneen bi mooy aussi bëgg nañ mu am coordination entre centre de formation professionnelle yi. Madame Sey ñaaña ak moom mii ak CDFP Fall mi fa nekk war nañoo mën a toog pour weccante ay xalaat parce que ba ma fa demee nee na ma madame Sey doon na ko encadrer waaye dañoo bëgg ñu formaliser ko ut benn association boo xamante ni maanaam ñoom rek ñoo ciy nekk formation professionnelle te dinañ jël benn journée buñ génnee ci lii dinañ jël benn journée boo xamante ni dañ koy dédié à la formation professionnelle la ñu fay wax. ku ci nekk say lënt-lënt say jafe-jafe ñu jëm ko résoudre parce que loolu yeneen comme li xew ci yeneen maison de l'outil yi bëgg nañ vraiment monsieur le directeur que Touba am au moins li ñuy wax une discrimination positive. Discrimination positive mooy ñu beral loxo centre de formation professionnelle yi nekk biir Touba parce que rôle bi muy joué fii bu ko joué ci beneen dëkk parce que fii ni mu demee la jàng bi demul ñu bëri ñu ngi taxawaalu donc dañ ko non seulement dañ leen war a jàppale mais dañoo war a yokk maison de l'outil yi loolu moom dañ ko war a def. waaw fi may terminer nag. damay wax sur le plan éducation parce que ay kilifa rek a fi toog yàlla éducation mi ngi dox ndax sànq naa ne daara ku dugg ci daara yaa ngi jàng ku dugg ci école yaa ngi jàng ku dugg ci centre de formation professionnelle yaa ngi jàng mais wax dëgg yàlla état bi fii ñu toll muy daara yi muy école élémentaire yi muy centre de formation professionnelle yi ñu ngi ciy def seen loxo preuve bi ma mën a joxe ndax fii dañoo fonk daara waa Touba dañoo fonk daara état bi projet daara bu ñëw Touba lay njëkk a sédd lii may wax nag waxuma ko ngir dama koy wax ngir wax li ma xam ci éducation parce que man lañ dénk éducation projet PAMOD bu ñëwee muy 100 daara Mbacké département de Mbacké am na ci 6 daara yi mi ngi dox 2 ans ngi ni ñu ngi leen di financer PAMOD muy deuxième projet bi mu ñëwee état bi fii Mbacké Touba am na ci 6 lépp di 100 donc li ñu mën a wax foofu mooy état bi beral na loxo Touba ñun nag ñoo liñ ci war a mën a jàppe mooy ñu fexe ba accompagner état bi ba njàng mi ak njàngale mi biir Touba gën a mën a dox ak biir Mbacké te loolu ñun mën a jàpp parce que amuñu dara lu
gën a kawe am njàng parce que réew yi actuellement li ñu rawante am njàng la réew yi actuellement concurrence am njàng ak am njàng donc loolu message boo lancé di wax nag parents ku ci am sa doom boo xamante ni am na benn niveau bi xoolal ci centre de formation bi la ci gënal nga dugal ko ci bu ko defee bu génnee au moins mu mën a def dara laa amoon li may wax maa ngi gërëm ñëpp di remercier waat encore autorité ci déplacement ak kàddu nga xamante ni jógal na fi maa ngi réew gërëm ñëpp di sant ñëpp wasa kon nuyoo boobu maa ngi koy jël teg ko ci loxo soxna Mame Bousso Wilaya ak mbooleem rakkam yi ak ñi mu àndal yëpp di leen nuyu tamit ci turu le président Moustapha Cissé Lo nekk deuxième vice-président à l'Assemblée nationale nekk également le président du Parlement de la CEDEAO nekk doomu dëkk bi ñu ànd ak délégation bu ñu ci limee Morlo yaakaar naa dinañ matal Moustapha Sylla bi nga xam ne moo ñëw représenté tey jii Baye Alla Sylla di nuyu également soxna Momi Jaxate bi nga xam ne tey jii moo jiite jeunesse féminine bi yëpp ñëw teewal leen fii président Moustapha Cissé Lo wax nañu ne bu ñu ñëwee ci ndaje mi nañ ko fi joxeel kàddoom waaye tamit ziyaaral ko njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp dafa nekk ci ay tukki ndax tey jii jàpp naa ne Paris lay fanaani incha allah moom moo tax waaye gëm naa ne su ko fi fekkoon tamit dana déplacé wu ñëw teew ndax Cissé Lo ku ko xam-xam ne lépp lu jëm ci dëkk bi buñ ko ci wooyee dina ci ñëw kon donc loolu moom moo tax teewul ci ndaje mi waaye suñu xel dafa dal ci ndaje mi ci ñaari fànn beneen bi ci des mooy njabootu Serigne Touba gi ñu fi fekk beneen bi ci des tamit mooy Morlo mi nga xamante ne si ànd nañu ak moom ñëw te jàpp naa ne man su ma xamee maison de l'outil tey c'est grâce à lui ndax li ma ko jàppe sax c'est un point focal boo xam ne relais la nekk diggante maison bi ak askan wi jàpp naa ne collaboration bi mu am ak madame la coordinatrice collaboration bu wér la bu dëggu la te noonu tamit la doxe ci yeneen projet yi am yépp ci biir dëkk bi te état di ko fi def te muy njariñul dëkk bi kon donc occasion la pour ma sargal ko sant ko tamit ci kanamu DG bi nga xamante ne si tey jii moo teew fii beneen bi ci des mooy ku ne xam na ne ANAMO ak maison de l'outil liggéey yi ñuy def ci Sénégal am na solo waaye nag kuy wax tamit da ngay wax ci li nga xam mooy bi nga xam ne moom la ñu sampal ci dëkk bu sell bii di Touba président Cissé nag nee na jàpp na ne njaboot gi fi nekk ñi nga xam ne ay way sàkku xam-xam lañ ci biir kër gi jàpp nañ ne ak njabootu boppam la ndax partenariat bi nga xam ne dox na digganteem ak kër gi bi mu ko amee ak madame Fall yàgg na lool maa ngi fàttaliku édition daaw bi nga xam ne parrain lañ ko defoon mu ñëw teew ñu ñëw teew fa ak délégation bu mag mu doonoon loo xamante ne si lu am solo la nee na loolu nag teggu ci tànkam ba tey nee na li mu jàpp daal moom mooy premier partenaire u kër gi te loolu dina firndeel ci ay mbir yoo xamante ne si du doon ay waxi kese ay doon en tout cas nee na woon bu ñu fi ñëwee nañ wax madame Fall nag xelam dal xam ne moom ci njabootam la bokk incha allah bépp liggéey boo xam ne entamé nañ ko te mu jëm ci kër gi jëm ci njaboot gi pare na pour dugal ci loxoom ànd ak ko yéen ba mu mat sëkk loolu nag ku ko Moustapha Cissé Lo wax nga war ko gëm bu baax a baax beneen bi ci des tamit nañ ko santal madame Fall ndax tey mën na ma koo wax fii ci kanam mboolem yépp ne on a la meilleure coordonnatrice du Sénégal coordonnatrice bi ñu am Touba moo gën ci coordonnatrice yi am ci Sénégal yépp loolu moom mën naa ko firndeel ndax li ñuy wax sens de l'ouverture da koo am na yar macha allah te it ku xam nu ñuy waxee la te dëkk bii di Touba day dëkk bu spécial donc ku fi ñëw di représenter état wala ngay liggéey boo xam ne ci état la jëm dafa am noo war a mel te moom dafa mel ne yàlla da ko programmé woon pour Touba ndax macha allah taalibe la
xam na nu muy doxee ci dëkk bi waaye tamit xam na ni muy jëflante ak waa dëkk bi. inspecteur témoigné ne ko léegi waaye jàpp naa ne lu mu ci xam ñun ñi nga xam ne ñun lay waxanteel xam nañ ci lu ëpp loolu kon madame fi nga teg sa tànk foofu la bul ci arrière benn yoon da nga koy jàppe nag liggéeyal Serigne Touba xam nañ ne tamit moom nga ko jàppe fexeel ba ñi fi nekk di njabootuk Serigne Touba te ngay ànd ak ñoom lépp looy def nga impliqué leen ci bu baax a baax en tout cas ñun pare nañ pour partenariat bi nga xam ne moo dox suñu diggante ñu gën koo doxal bu baax a baax ci turu le président Moustapha Cissé Lo. kon monsieur le directeur général vous avez la parole ngeen tàcc bu baax monsieur le directeur général.